Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kattanu borom bi ñuy teew fii ngeen daal si seen émission Allo Docteur seen émission Allo Docteur nag tey mu wutu fii Marie Rosalie kon nag ñu fas yéene waxtaan ak dalal suñu kan di docteur Ndeye Fatou Seck bi nga xam ne nag chirurgienne de pédiatrique tey nag teew fii di waxtaan ak askan bi ci li nga xam ni moomee la ñuy wax ci lii di tànk yu arke bu jéggi dayoo xam naa nag danañ ci di waxtaan ci li nga xam ni moo di feebar boobee nu muy ñëwee ak tamit fu mu toll lañ koy fajeek est-ce que tamit faj bi jàppandi na fii yëpp yooyu yëpp dina am na yoo xam ne nag tontu yi dinañ ko indi léegi ak docteur Ndeye Fatou Seck bi nga xam ne tey moo fas yéene ànd ak askan wi ci Allo Docteur ñu daal di koy nuyu ci émission docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw docteur suñ la bàyyi nga présenté wu yow chirurgienne nga donc pédiatrique maanaam ci lan ngay yëngatu ci paju ci wàllu paj gi. ñun chirurgie pédiatrique ñu ngi liggéey ci lépp loo xamante ne feebaru xale la boo xamante ne dafay jar opéré. loolu mooy suñu liggéey. d'accord ba tey lu ñu waxtaanee bokk na ci loolee nga xam ne mooy feebar boobee ñuy wax tànk yu arqué léeg-léeg sax ñu naan tur wi amul ci wolof. waaw boo seetee turu tubaab bi moom amagul ci wolof. waaye koy wax ci tubaab ci tubaab ñu ngi koy wax pied-bot varus équin wala pied-bot rek. pied-bot. waaw mais ci wolof daal li gën a bëri dañ naan tànk bu rinki rek ba jéggi dayoo. d'accord mais suñ ko doon expliquer léegi fu mu ne nii loolu mooy ci xayma maanaam en langage imagé nga expliquer nit ñi mooy yan feebar nii ngay gis nii. loolu feebar la bu nga xamante ne tànk bi lay jàpp maanaam fi ngay doxee ci boppam dëggu tànk bi. foofu mooy am benn malformation bu nga xamante ne day def ba fi nga xamante ne muy ndëgg li fi tànk bi war a tegoo. du tegu ci suuf si côté bi rek mooy tegu parce que tànk bi dafay dëng tourner ci biir. ñaari problème la boobu mooy bu njëkk bi beneen bi mooy dafay am tamit beneen malformation si diggante tëstan bi ak yeel bi. diggante tëstan bi ak yeel bi dafa am benn caas bu nekk foofu bu ñuy woowee siis gi. léegi siis gi dafay gàtt ba jéggi dayoo ba tëstan wi dafay mel ni ku xaw a tegu ci yeel bi donc tànk bi dafay lemu ci biir ba pare lemuwaale ci kaw. loolu mooy pied. dañ koy faral di gis lu bari lool ci Sénégal wala. faral nañ di ko gis kay parce que souvent di nga gis xale boo xamante ne au lieu mu dox tànk yi tegu nii. catu tànk bi rek mooy tegu dëgg li muy soox noonu. mais généralement dañ koy bàyyi noonu muy law. alors que loo xamante ne mën nañ ko faj la. xaw na bari xaw na bari loolu nu muy ñëwee ci nit. loolu malformation congénitale maanaam feebarug judduwaale la feebar la bu nga xamante ne si booy nekk si sa biiru yaay lay nekk ci yow léegi nag am na fu bëri fu muy jóge ci diiru temps bi ngay nekk sa biiru yaay mun na nekk lu nga xamante ne ci yax yi la ci boppam. yax yi yàpp bi wala caas yi. ñooy yi yax dañuy formé wuñu bu baax. wala yàpp wi fi mu waroon nekk yëpp nekk fa. wala caas bi gàtt gu jéggi dayoo mooy caas bi mooy li ñuy woowee ci tubaab tendon. mooy téye yax bi mooy diggante ñaari yax lay nekk. ak muscle bi ak yàpp bi. mooy permettre téye foofu léegi caas bi bu gàttee yenn gàtt yi tànk bi surtout ci talon bi ci tëstan bi. foofu la caas bi di gàtt bu jéggi dayoo ba tëstan wi day mel ni lu xaw a yéeg. collé ak yeel bi. loolu tamit si type de malformation am na ñu nga xamante ne aussi ni ñuy tëddee seen biiru yaay yi rek tànk bi au lieu mu tegu jub dafay dëng. xale bi judduwaale noonu. loolu aussi si mbir mi yëpp moo ngi xewee ci biiru maanaam buñ ko ëmbee. waaw yëpp si buñ ko ëmbee lay xew. mais loolu lu koy waral est-ce que léeg-léeg soxna si ëmb nu muy tëddee la wala nu muy jëfandikoo boppam la wala si naka. léegi loolu dépendrul dara si soxna si boppam en tant que tel. mais si formation wu tànku xale bi. tànk bu xale bi ni muy jógee ci lumb bi nekk tànk. foofu la problème bi di amee des fois yax yi si seen bopp. ñoo dul formé bu baax. léegi cause yi tax en tant que tel cause dëggantaan bi kenn xamagu ko. moo tax dañ naan c'est une maladie idiopathique kenn xamul lan moo koy indi exactement. waaye am na yenn idées yu ñu amagum lu si mel ni tabac mooy cigarette bi. waaw du caagin na sax yaay ji si boppam mooy tux mais boo nekkee à côté da koy tux sax yow li ngay jël ci saxaar sax mooy ëpp li kooku di jël. donc tux bi am na ñu ko boole ci cause yi. bu dul tux bi aussi mun na nekk lu génétique c'est-à-dire loo xamante ne da nga koy donn boo amee yaay wala papa wala ay tante wala si sa biir famille. mu am kenn ku si am pied boo yow tu as plus de chance
nga am pied boobu. donc mun na nekk aussi hérédité mun na nekk tamit juste la position bi nga am ci sa biiru yaay mais boobu mooy forme bi nga xamante ni moo gën a yomb faj. parce que boobu boo demee ba génn biir bi rek buñ ko modifier rek. buñ ko corriger rek dafay jub. parce que du ne formation bi moo bon position la rek. position boobu mais bi nga xamante ne nag position bi moo jafe. moo am problème bi nga xamante ne formation tànk bi ci boppam moo am problème. boobu mooy poser problème nag. pour faj mais yi nga xam ni daanaka yaa ngi dox loolu maanaam koo xam ni wey juram da doon jëfandikoo wala sax ñuy jëfandikoo ci itam affaire saxaar ak yooyu tamit maanaam bu amee dina am jafe-jafe pour faj wala. boobu day am jafe-jafe parce que boobu c'est constitution tànk bi ci defar tànk bi ci defar yax bi ci boppam. ci foofu la problème bi di nekk te yooyu mooy forme yi nga xamante ne moo gën a difficile. pour faj ko moo gën a jafe. d'accord di fàttali mbokk yi tey suñu waxtaan mu ngi jëm ci wàllu li nga wax li ñu naan tànk yu rënki te léeg-léeg sax nit ñi dañ koy faral di bëri gis nag ci ndaw yi te fu mu ne nii mu commencé di law lool boo tax ni sax li nga xam ne moo di turoo ci wolof ba léegi jàpp nañ ni gisaguñ ko waaye nag jàpp nañ ni daal loolee dina nekk loo xam ne daanaka kon soxna si nu mu ko waxee docteur Ndeye Fatou Seck ci loolee lu ko indil ak cause ak yooyu yëpp mais léegi ci nit ëmbee pour mën a moytu loolu nan la war a mën a taxawee tamit loolu. li mu war a taxawee mooy li njëkk mooy yow boo ëmbee demal nga def say visite ndax bu ñu defee échographie bu njëkk bi. bay def ñaareel bi mun nañoo xam ndax feebar boobu mu ngi ci xale bi wala déet. te buñ ko xamee du tax ñu faj ko ci biir bi. mais dina tax xale bi bu juddoo rek ñu mun ko jël en charge ñu mun ko faj ndax faj bi lu mu gën a teel. tànk bi gën a doon tànk bu normal lu mu gën a yeex. tànk bi gën a doon tànk bu làggi donc teel a faj bi moom lu am solo la. leneen li mooy yaay ji aussi bu nekkee ci bu nekkee jigéen ju wérul war na moytu képp ku nga xamante ne day tux wala saxaar yu bon yi nga xamante ne léegi dafa répandu nga moytu ko sori ko bu baax. et puis suivre say rendez-vous jël vitamines yi ñu lay laaj et cetera parce que xam nañ ne ay formation yax ak yooyu yëpp. dafay laaj ay vitamines ay calcium et cetera ay vitamine D. formation caas yeeg yàpp yi day laaj protéines yu doy. donc loolu yëpp dafay rentrer ci risques yi nga xamante ne. malformation bi mun nga. maanaam nit bu ëmbee li jëm ci wàllu lu muy jëfandikoo ci wàllu lekk da ko war a xool bu baax. bu baax a baax parce que protéines yi lu ci manqué ci yow rek sa yaram. day prioriser boppam donc xale bi lay laisser de côté. donc yow da nga war a lekk lu doy ba lekk lu doy pour sa doom. donc protéine yi bu manqué dina am ay malformation si possible si yàpp xale bi. vitamine calcium beeg vitamine D bi bu manqué aussi yax yi aussi mun nañ ko yëg. donc loolu yëpp lu am solo la et puis am hygiène de vie moytu yenn saxaar yi surtout cigarette parce que di nga gis ñu am seen doom yi am pied-bot nga laaj la ndax da nga doon tux ñu ne la déedéet waaye boo gisee papa ji mu àndal mu ngi ci biti. yore cigarette bi nga xam ne peut-être dafa doon tux ci wetam xamul ne peut-être. cigarette bi ni mu koy jegee noonu rek. déjà ça pose problème parce que moom li mu siy jël. moo ëpp foofu kii di tux. parce que boo tuxee yow li ngay dugal. li ngay génnee ko ëpp. est-ce que. donc kii nekk sa wet tuxul moom li muy jël. li ñuy wax fumeur passif li muy jël. moo ëpp foofu kii di tux li muy jël. mais gis nañ ni ci soxna yi nga xam ne daanaka comme sama doom bàjjen boobu abi moom bu wanee lor moom boppam rek lay tal quoi mais est-ce que tamit warul xool li nga xam ne moo jëm ci lu muy jëfandikoo pour rek nga xam ne moo di ci wàllu culture ñu soxna yi di xam loolu xam ne nag kii ñuy ëmb tamit dafa war a dund gu mucc ayib ci na lañ ko war a aider ci fànn woo pour mën a taxaw. loolu moom lu am solo la parce que régime kii nekk jigéen ju wérul moom dafa war a doon régime bu varié bu bari ferñeent yi nga soxla yépp da nga ci war a am pour yow ba am ci ba teg ci li nga xamante ne moom la sa doom di jëfandikoo loolu boo ci bàyyi rek yow peut-être sa yaram dina matal mais sa doom dina manqué te loolu malformation yu bari lay andi boo jëlee yow li nga war a lekk ba pare ñu bàyyi tere yeeg yooyu bàyyi jigéen yu wér yi lekk ba suur lekk normalement boo jëlee loolu ba pare aussi souvent léegi docteur yi dañu lay jox sax ay vitamines yoo ciy dolli nga dolli vitamines yooyu complément yi nga dolli leen di leen naan comme ça bu doo am len lu manqué si yow et du am len lu manqué si xale bi tamit mais jàpp nañ ni yaa ngi wax ci feebar bi daanaka ci yax lay bëri di jàppate foofee malformation bi ci position bi yaa ngi doon wax déjà tamit position bi maanaam foofee di gën a yomb faj mais ci tamit dañuy gis léeg-léeg ay jigéen yu wan lor tamit di tàggatu est-ce que loolu tamit bokk na ci loo xam ne dina leen gën a mën a dimbali. waaw da leen di dimbali xam nga tàggat yaram moom. amul lenn lu muy yàq.
moom fu mu dem rek dafay defar waxuñu nag yenn activité yu intense yi wala yenn kii yu fort yi mais da ngay gis ne boo amee jigéen joo nga xamante ne mu ngi en activité dina yokk wérgu yaramam moom te moom lépp lu yokk wérgu yaramam faciliter circulation deret bi wàññi stress bi wàññi yenn substance yu bon yi ndax booy sport li ngay tuur ndox day ëpp li ngay ñàq loolu yëpp day génnee ay substance yu bon yu nekk sa yaram te loolu yëpp dafay tax substance yooyu du nekk ci xale bi donc activité physique moom muy jigéen ju wérul muy jigéen ju normal góor ak jigéen ñëpp ko war a def te rawatina nag ki nga xamante ne jigéen ju wérul la. mais arqué yi nag daanaka li ñuy faral di gis da ngay gis ay jigéen yoo xam ne wala ay nit yoo xam ne daanaka seen tànk yi day arqué de trop. mais est-ce que arqué bi tey jàppee maanaam ci fi nga xam ne moo di daanaka ci lii di maanaam tànk yi mel en forme de rond la. boobu mooy feebar bi wala justement su jàppee rek li nga xam ni moo di fii muy dëggee. waaw en fait arqué dafa am ñaar dafa am benn bi nga xamante ne ci kaw la. day jàpp pooj ji jàpp oom bi jàpp yeel bi. waaw boobu la nit ñi souvent di wax arqué. alors que boobu ci tubaab beneen feebar la. mais bokkul ak pied boobu pied boobu bi ñuy wax tànk bi fi nga dëggee ci boppam. moom mooy arqué moom mooy tourner. waaw bokkul ak tànk yi ñuy wax rinki wala ñu ne la tànk yi dafa x wala yooyu bokkul. d'accord kon su ñëwee ci feebar boobu fu mu ne nii est-ce que ci Sénégal fu mu ne nii xayma ngeen ay ñu cay ñëw da ca xool ci wàllu statistique fan la toll ci maanaam feebar boobu. donc pied boobu bi jàpp nañ ne si junni xale yu juddu. benn mbaa ñaar dinañ ko ci am. fii ci Sénégal. donc junni xale. 1000 waaw dina am au moins benn cas ci 1000 cas yooyu. ci 1000 kii yooyu te presque statistique boobu moo xaw a nekk fépp. ci àdduna donc moo tax jàppuñu ne peut-être feebaru néew gi doole la wala dara. mais c'est si malformation la gën a nekk en fait. donc jàppuñu ne peut-être lekk gi la fii wala quelque chose comme ça. parce que boo demee ci dëkku européen aussi même. fréquence bi nga fay fekk à peu près. nga dem ci dëkk yi nga xamante ne ñoo gën a néew doole Sénégal à peu près même fréquence yi aussi nga fay fekk. donc bu ñu jàppee daal junni xale lu mu néew benn ci xale yooyu dinañu ko am. fii ci Sénégal waaw. mais mbaa faj bi amul jafe-jafe tuuti. faj bi moom instant bi Sénégal dañ ko lu ñuy wax maîtriser. ndax pàcc bu mu ci mënti doon rek am nañ ci ay borom xam-xam ñu nga xamante ne dañ koo jàng ba mokkal ko. mën koo appliquer. faj bi ñeenti pàcc la buñ ko mënee wax noonu pàcc bu njëkk bi mooy ay tabax. waaw tànk bi dañ koy tabax. dañ koy toj tabaxaat ko wala maanaam. non dañ koy plâtrer. plâtrer waaw dañuy tabax tànk bi. léegi plâtre bi. moom mooy jubbanti tànk bi. dañuy teg tànk bi ci position bi mu war a doon. tabax ko noonu bàyyi ko fa. comme ça tànk bi adapté wu à position bi ndànk-ndànk nag lañ koy def mun nga am juróomi plâtre wala nga am juróom benn plâtre. en fonction dëng tànk bi bu dafa dëng bu baax a baax moom mun nga am sax lu ëpp loolu. donc dañuy tabax tànk bi di ko rectifier ndànk-ndànk di ko tabax ba mu nekk position bu normal. loolu mooy faj bu njëkk bi. faj bi ci topp aussi boo defee sa tabax yi ba tànk bu jubaat dafa am ay attelles yu ñu lay solal. comme comme ay genre dàll lu ñuy solal. tànk bi ay xeetu dàll yoo xamante ne. aussi day jubbanti xale bi tànk xale bi. da koy muulewaat daal da koy muulewaat léegi chaque guddi xale bi dafa war a sol attelles yooyu. leneen li mooy aussi xale bi dafa war a def lu ñuy wax kinésithérapie. tànk bi duñ ko bàyyi noonu rek mu dëgër. dañ koy masser di ko mel ni ku koy mocc di ko yëngal di ko mettre dans tous les mouvements. beneen pàcc bi aussi mooy li ñuy wax chirurgie bi opéré bi. waaw xale bu ko am na benn opération bu ndaw buñ la war a def xal boo xam ne jarul sax dugg bloc wala nelawal tellement dafa tuuti. mooy siis gi ci ginnaaw bi ma la doon wax sànq li nekk ci diggante tëstan bi ak yeel bi. loolu la ñuy wàññi parce que loolu la ñuy dindi parce que dafay serré tellement. que siis gi day tëstan bi day tafu ci yeelu xale bi. te loolu lu ñu war a dañ la. buñ ko dindee ba pare ñu doog la defaral sa plâtre yi des ak sa attelles yi des léegi nag am na xale yu nga xamante ni. seen pied boo plâtre mënu ko faj. attelles yi mënu ko faj attelles yi mënu ko muule. kinésithérapie mënu ci dara ñoo xale yooyu moom. opération directement la ñuy laaj wala nga def ba sonn plâtre yeeg yooyu. dara marché wul
nga opérer ko. mais soo ko opéré da ngay soppi yax yi wala da ngay dindi yax yi sopp ci yeneen wala comme léeg-léeg nga dégg ñu ne nit ki defal nañ ko ay fer ak yu mel noonu. effectivement am na ay yax yoo xamante ne da nga koy dagg. lu ñuy wax ostéoclasie ci tubaab. yax yi bu dee dafa mal formé wala teguwul bu baax am na ay parties yoo xamante ne da nga koy wàññi. mais lii gën a bëri ci chirurgie bi généralement caas yi nekk foofu. xam nga caas yi moom mooy nekk lii nekk ci diggante yax yeeg muscle yi yax yeeg yàpp bi. caas yi yenn saa yi dina tàndu dina dëgër benn dëgër boo xamante ne mooy tere tànk bi mu dem. caas yooyu la ñuy dindi rek wàññi ci quelque. waaw jubbantewaat tànk bi tabax ko. mais loolu il faut mu doon xale wala bu ko il weesoo faut mu doon xale. faj bi moom lu nit ki gën a ndaw. faj bi gën a baax. lu nit ki gën a mag faj bi gën a difficile. di nga gis nag souvent ay xale dañuy toog ba am 10 ans 11 ans doog a ñëw. ñu doog a xam ne feebar bi mën nañ ko faj fii. day gën a difficile. donc faj bi moom lu mu gën a teel rek mu gën. mais ñu ngi doon wax ci wàllu pied boobu ndaxte est-ce que foofee li jëm tamit ci maanaam li nga xam ne moo di plâtre bi am na ci solo mais est-ce que xale bi nga xam ne daanaka juddu na rek am ko nan la koy yaayam di xamee parce que est-ce que dana am benn diir. loolee tamit est-ce que da ngeen ci jàppale ñi nga xam tamit dañuy wasin yu bees. laaj nga laaj bu am solo. parce que da ngay gis souvent yaay ju yore doom xam nga xale yi bu ñu juddoo rek. ñoom ñëpp dañuy xaw a seen tànk yi ni ñu koy dugalee noonu rek. doo ko gis. yenn saay pied boobu noonu lay def ñu dem di dem ba xale bi di jàng dox ñu doog a xam ne problème boobu am na. foofu nag du yaay yi wala ñun ñoo ci mën dara. mais ñi nga xamante ne ñooy accoucher xale yi. foofu ñoo ñu si mën a jàppale ndax ñoo mën a xam. ne lii pied parce que xale bu juddu. dañ ko war a xool ci kaw. ba ci suuf malformation bu ci am. ñu teel ñu ko indil ñu mën ko faj. donc ñooñu mën a jàppale muy sage-femme yi gynécologue yi. xale bu juddu bu ñu la xoolee ci kaw ba suuf xool tànk yi yëngal ko. xool ndax tànk bi position bi mu nekk dafa nekk noonu rek wala noonu la mel. bu dee noonu la mel dafa dëng ñaari tànk yi dugg ci biir bu boobaa mu andi ko ci ñun. ñun ñu commencé traitement bi. mais il faut que ngeen am ndimbalëp ñi nga xam ne ñuy rawale yi. waaw ñooñu daal mais est-ce que di ngeen koy am léeg-léeg wala est-ce que di ngeen am ay daje di ci waxtaan pour wane ni donc feebar bi nii la mel il faut que mu am benn maanaam dimbalante ci fànn. de plus en plus ñu ngi def sensibilisation bi. ñu ngi def ay webinaire ay waxtaan. pour wane parce que feebar bu xaw a bari la. mais tant que peut-être gisoo ko nii doo ko mën a saisir. donc ñu ngi def ay webinaire di def ay photo ay support d'image pour wan leen ne feebar bi nii la mel et cetera et que bu ñu ko gisee dañ ko war a indi. mais ñu ngi ñu ci jàppale parce que cas yu bëri yi ñuy am léegi. ay liir yu tooy xepp la yu doo ko juddu. ñu indi leen ci ñun nañu dañoo am pied boo effectivement boo xoolee nga gis ne pied boo la. nga wax ko jox ko teel ko jox rendez-vous et cetera mu teel a ñëw faju. il vous arrive di leen arrivé léeg-léeg ngeen am ay mag ñoo xam dem nañ ba mag ñu door yi tànk feebar bi nga ne daanaka bañ koy ràññatle yàggut ak yooyu. wala amuñu turam ak yooyu est-ce que léeg-léeg di ngeen am ay mag yu ñëw di ko faju si. effectivement dinañ am ay mag yu bari cas bi ci mujj rek benn peut-être mooy ñi nga xamante ne ñu taxaw ci feu rouge yi et cetera. waaw tànk yi dëng ñu foog ne peut-être noonu lañ mel. mais dañu gis cas bi rek dégg ne loolu mën nañ ko faj ñu ñëw fekk nag ñu mag ba mu avancé trop. mais ba léegi terewul def nañ ci ay jéego. pour commencer traitement bi day gën a gudd day gën a metti rek mais dina mën faju donc moom il faut nit ñi xam ni. loolu léegi Sénégal ñi ko mën a faj ñu ngi fi. très bien di fàttali mbokk yi yéen a ngi seen émission Allo Docteur tey ñu dalal fii docteur Ndeye Fatou Seck bi nga xam ne nag moom chirurgien pédiatrie la donc ñuy waxtaanee li jëm ci wàllu pied boo nag pied boobu boo ko déggee mooy tànk yu nañ ko ci biir maanaam si dëggukaay beeg yooyu waaye nag bokkul ak li nga xam ne moom doon expliqué nii maanaam day dem ba ca fi nga xam ne moo di ca pooj yeeg lupp yeeg lépp kon nag suñu waxtaanee ci fànn woowu est-ce que li nga xam ne moo jëm ci feebar boobu ku ko feebar di nga am yeneen yum la mën a indil wala. alors pied boo yenn saay mën na ànd ci ay syndrome c'est-à-dire que du ñëw moom kese. waaw mun na nekk ci cadre syndrome c'est-à-dire da ngay am pied boo amaale yeneen feebar. yu mu àndal. bi ci gën a bari mooy nga am pied boo amaale feebar bi nga xamante ne sa li ci jëmee ci sa nunkuruku bi ba ci tànk yi foofu neer yi du fonctionner
loolu la ñuy wax ci tubaab spina bifida. mën na àndaale ak boobu. waaw mën na àndaale aussi ak yeneen malformation yu nga xamante ne ci yax yi lay nekk ak ci muscle yi mais ci lu gën a jëm ci kaw mooy ci yeel yi. ak ci pooj yi yenn saa yi mu am ay cas yoo xamante ne noonu lay demee. très bien ñi bëgg a bokk ci waxtaan wi wala samp seen laaj mën nañu woote ci 88 628 98 98 ci feebar boobu ñuy waxtaanee di pied-bot wala sax si 77 097 74 00 dafa mel ne am na ku nekk ci ligne bi déjà ñu daal di koy jël asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ku baax na ngeen def. Alaaji Moussa. naam. Thiam. waaw sant wa. El Hadj Touré Yara. El Hadj Touré bisimilah. waaye Thiam maa ngi nuyu si invité boobu. waaw mu ngi lay fay. di rafetlu bu baax a baax laaj bi leer na nañ tontu bi leer na nañ macha allah. ñu ngi gërëm waa Sud FM yëpp di gërëm directeur Baye Oumar Diamane bu baax di ko ziar. ziar oustaz yi bu nekk ñëpp di ziar ñëpp liggéey ñëpp macha allah. jërëjëf. di nuyu bu baax tonto di Cheikh Ahmed Tidiane Ndour. di nuyu bu baax suma xarit Mamadou Lamine Thiam mañ ko Ndambour maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. di ziar ñëpp nag auditeurs ak auditrices yëpp maa ngi kontaan bu baax maanaam rafetlu nañu émission bi macha allah. jërëjëf. léegi man lu ma doon laaj docteur mooy dafa am ñoo xam ni seen tànk fixul quoi maanaam rinkuñu. mais kii pat bi nii comme ça day tëdd nii comme ça muy tourné bu muy dox affaire bi day tourné quoi parce que man gis naa ñu mel noonu comme ça affaire bi yéem ma loolu. loolu tamit encore dafa bokk ci feebar boobu ak feebar rink bi ak loolu yëpp même feebar la am déet. ak encore buñ koy faj dafa am âge yoo xam ni boo ko weesoo rek kenn du ko mun faj parce que man gis naa benn xale fu may liggéey xale. gis naa ko benn xale tànk yi dañuy rinkoon. xale boobu ay 5 ans yooyu rek la war am. boobu ma jékki-jékki gisuma xale bi lu yàgg léegi ma gisaat ko rek ma gis affaire bi bon tànk yi jub ko macha allah mu ngi dox normal comme man. affaire bi yéem ma loolu bon émission bi fii laa xamee ni comme ça affaire bi dañ koy faj mosuma xam ni sax affaire boobu dañ koy faj. bon maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ bi kon ñu xaar keneen bu nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi ci 88 628 98 98 wala 77 097 74 00 moo di bu mu jokko bi ci ñu bàyyi la docteur nga contribuer nga tontu wala moom dafa def contribution en même temps sampaale laaj bu ndaw. ñu ngi koy gërëm ci question bi ak intérêt bi mu am ci émission bi. li mu décrire noonu ne tànk bi fi muy tegoo tànk bi moo dëng loolu mooy exactement pied-bot bi ñuy wax. parce que rinki bi moom ci kaw la mooy ci oom bi la dëng bi di nekk. alors que pied-bot ci tànk bi fi ngay dëggee ci boppam foofu lay nekk laaj bi mu laaj nag ci faj bi bu njëkk bi dañ doon wax ne xale bu demee ba màgg bi xaw a jeex et cetera kenn mënatu ko faj. waaye jamono ji tey Sénégal am na ay borom xam-xam yu nga xamante ne feebar bi stade boo ko mënti am. âge boo ko mënti am. boo ñëwee di nga ci gis amélioration. et forme pied-bot bu mu mënti doon parce que dafa am pied-bot yoo xamante ne dafa simple. am yoo xamante ne dafa li ñuy wax inverté dafa méttee faj. mais bu mu si mënti doon muy xale même buy mag adulte. boo xamante ne magum jëmm. am na ay jéego yu ñu si mën a def ci ñi ñuy wax orthopédiste yi mooy ñi nga xamante ne mag yi la ñuy faj. d'accord mais li ci gën moom li ci gën a gën. mooy boo gisee feebar bi rek ci xale bu ndaw. nga indi ko faj bi foofu lay gën a yembee foofu lay gën a yombee. très bien ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum allo. xanaa déggante bi neexut doom déggante. allo. waaw maa ngi dégg wax. waa tur bi ak fu ñu woowee sëñ bi. Alassane Sall Touba. sëñ Sall bisimilah. macha allah waxtaan yi man de teewlu am na solo lool. jërëjëf. man na xam naa amuma laaj sax waaye damay jaajëfal soxla si di ko wax ni waxtaan yi daal am na solo te leeral ci am na solo trop. waaw di jaajëf bu baax a baax ndax seen liggéey moom am na solo trop ñu ngi jaajëf bu baax. jërëjëf. di kontaan ci yow bu baax nag ci yow def émission bi. jërëjëf. ndax lii moom am na solo lool wala wér-gu-yaram moom. Ndeye Marie Rosa li ngeen di. bisimilah waaw. ma ne wàllu wér-gu-yaram moom li ci jëm lu nekk rek. daa ñu koy wax nit ñi moom. dëgg la jërëjëf jërëjëf mbokk yi kon amoo benn lan loo laaj ci fan woo. ci li muy non laaj dama jaajëfal rek. dëgg la maa kontaan ci waxtaan wi. dëgg la waaw moom tamit day yëngatu ci wàllu chirurgie ak yeneen yoon ci wàllu xale yeeg yooyu moom tamit ma nga ci waaye tànk si lii la ñu waxtaanee tamit du yàq dara waaw. jërëjëf waaw ci ndaw yi rek ci fajub ndaw yi rek ma xool laal ci tuuti.
waaw man moom wàllum bët moom fekkee dama bëggoon naa ci wàllum bët. chirurgie la waaw d'accord incha allah d'accord docteur nee na d'accord dañ si ñuy daal beneen jotaay incha allah rabbi jërëjëf ci fànn woowu kon nag ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal daal di ci samp laaj yi ndaxte nag tamit émission bi émission pour askan bi la ñu mën a jokkaarloog docteur laaj ko seen i la ñu yittewoo ci li ñuy waxtaanee ci li jëm ci suñu doon wax ci maanaam feebar bi docteur tey gis nañ ni yaa ngi ne donc. am na spécialiste yu ci commencé di ci def ay jéego yu mucc ayib kon est-ce que fu mu ne nii ca fa ngeen di yëngatoo mu di Albert Royer maanaam ci pare ngeen dafa bërëb wala bërëb bi am na pour maanaam daloo xale yooyu. waaw foofu sax laa bëggoon commencer. waaw lu weesu spécialiste léegi dañu am benn partie hôpital bu nga xamante ni moom loolu kese moo ko tax a jóg. benn partie ñu woowee ko la clinique du Pied-Bot. ñu inauguré ko ci weer bi passé. clinique du Pied-Bot boobu ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc lu jëm ci loolu. ñoo fa dajaloo di dajale xale yi nga xamante ne loolu mooy seen feebar. loolu li muy permettre mooy yow yaa ngi doog a ñëw sa doom yore tànk bi dëng. xamoo yaa ngi am ay question nga xaw a ragal boo ñëwee da nga fay fekk yaay yoo nga xamante ne commencé nañ yaa 1 mois 2 mois seen tànk doom a ngi tane. comme ça yow di nga gisal sa bopp. résultat yi nga mën a laaj yaay yooyu temps bi mu def et cetera mooy li ñuy wax le support entre accompagnants. ñoom ñi nga xamante ne ñoo andi seen doom yi ñu mën a supportante aidante. kii naan moom de guddi bu bañee nelaw nii laa koy def. kii naan bu ko plâtre bi gaañee nii laa koy def et cetera ñu mën a échangeante. ku nekk jox sa morom ay idée. ci ni ñuy prendre en charge xale yi. te ñun aussi dinañu permettre ñu am xale yëpp ci même endroit mën leen contrôler. mën def si ñoom ay études scientifiques pour xool ndax faj bi am na lu ñu ci mën a améliorer wala déet. donc clinique Pied boobu moom dañ ciy sant yàlla bu baax parce que ci luy améliorer prise en charge bu baax a baax la bokk. ndaxte est-ce que foofu moom spécialité yëpp a ngi fi yu bëri wala. waaw parce que ñi nga xamante ne ñooy faj. ñi def chirurgie rek ñoo fa nekk wala am na yeneen i xeetu faj. waaw xam nga hôpital bi. hôpital bu bëri spécialité la. donc yow boo ñëwee nga andi sa Pied-Bot kese chirurgien kese nga soxla. di nga ko fa fekk. boo ñëwee yaay ji xaw a am problème par rapport ak malformation xale wala même xale bi ci boppam malformation bi mu gêné ko dans sa vie et cetera. à côté am nañu ay pédopsychiatre yu nga xamante ne mën nañ gis xale bi. yaay ji aussi bu def ci am ay problème service social baa ngi à côté. xale bi beneen feebar bu mu am aussi pédiatrie bi mu ngi à côté. dermatologue bi mu ngi à côté et cetera donc lépp li nga xamante ne xale bi soxla na ko ci prise en charge am. bu duggee biir Albert Royer lépp da koy soxla lépp da koy am. ci même endroit bi. kon loolu mooy chance su clinique Pied-Bot bi prise en charge polyvalente la. d'accord est-ce que am na ay ndaw yu fa xale yu fi ngeen fa téye déjà. am na ay xale yu ñu fay faj. mais du ci clinique bi en tant que tel parce que hôpital bi avant clinique bi di am. dañ daan faj aussi ay Pied-Bot clinique bi bu ñu ko inauguré yàggul noonu. waaw kon fu mu ne nii est-ce que dinañ fay maanaam enterré dañuy wax. alors pour faju Pied-Bot bi soxlawul entraîner nit ki. heureusement. donc boo gisee nit ki da nga koy defaral plâtre am. boo xoolee ba gis ne plâtre bi ça va rek nga jox ko rendez-vous semaine bi ci topp mu ñëwaat ñu changer plâtre. kon amul lante rek yooyu. jarul lante rek jarul coono extra liy metti généralement mooy ñi nga xamante ne dañuy jóge fu sori. bu ñëwee Dakar amuñu fu ñu dal. nga jox leen rendez-vous dans une semaine mu xaw a metti mais pour ay toog hôpital fanaan hôpital moom. dans la prise en charge classique amul hospitalisation. mais loolu est-ce que dina yombal lii di prise en charge ci wàllu koom. wàllu koom dina gën a yomb parce que ñun ci clinique bi. dañu am yenn ci matériel yi nga xamante ne yow boo ñëwee parce que xam nañ ne dafa metti chaque semaine nga jënd plâtre am na yenn ci matériel yi nga xamante ne boo ñëwee doo ko jënd. ñun ñoo la koy jox suñu ay partenaires ñoo ñu ko may. ñu teg ko foofu ñu leen di gërëmaale sax muy waa Merci Chips ak waa. Merci Chips waa Merci Chips ak waa Miracle Fit surtout. En passant may remercier monsieur Seck ak docteur Guèye xam ne ñoo sonn nañ torop ci liggéey bi. ñooñu dañu jox ay matériel yoo xamante ne mën nañ ci jàppale malade yi ci wàllu koom mu bañ a difficile ci ñoom. te même bu difficile aussi. comme ni ma ko waxee sànq service social hôpital bi moom loolu mooy taxawaayam te mu ngi ciy taxaw bu baax
ñi bëgg a bokk mën nañu wootee toujours rek en même temps ci 77 097 74 00 wala 33 wala 88 628 98 98 ñu daal di dal asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ku baax na nga def. waaw Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. sëñ Thiam bisimilah. waaw di nuyu di gërëm Sud FM. Ordre national des médecins ak Val d'Afrique bu ñu paree na. waaw. waaw di nuyu sa invité boobu. di ko sant. waaw man nag dama jël émission bi en cours. waaw pied boo xamoon naa ko dégg naa ko mais maîtrise ma ko bu baax a baax a baax. lu la ci réer ah. lu la ci réer la nga bëggoon xam ci pied boobu. non da bëggoon xam lu koy indi. ak prise en charge bi ni muy demee nit ku ko doomam am. waaw su fekkee si bas peuple bi la bokk amul benn moyen. yan prise en charge la koy clinique bi di jàppale daal. waaw loolu laa bëggoon xam. incha allah di nuyu ñëpp nag di nuyu tous les auditeurs surtout monsieur El Hadj Touré ak tous les autres macha allah. d'accord jërëjëf ñu xaar ñeneen ci ligne bi dajale laaj yi après daal di ñëw ci jox docteur Seck su nekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi waaw allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Fofal la Sud FM. waaw Sud FM la kay. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla jaratu. émission allo docteur. waaw yaa ngi ci émission. man damay woote parce que en fait dama bëgg a def témoignage parce que man pied boobu dama ko amoon. allez-y. waaw man. oui j'ai 40 ans maintenant. léegi à l'époque en fait xam naa faj bi ma ñu woon comme noonu bi ma amee 7 ans lañ ko faj mais j'ai presque pas de séquelles en fait waaw. donc may wax famille bu ñu ko gisee dañu teel a yóbbu seen doom yi rek. waaw parce que ñu ngi koy faj. yow ci naka la dalee ba nga doonee ndaw kañ nga ko fajog yooyu yëpp. man bi ma judduwee en fait commencé doon sama yaay gis nga sama tànk bi du ma ko teg. ñu may defal ay massage ba may am 5 ans. benn médecin ne ko lii massage mënu si dara. man dañu mujj opérer carrément. dagg tendon bi tabaxaat tànk bi pendant presque 1 mois et demi. tànk bi normalaat. mais moom dafa bi amee seetlu la xam ne sama tànk bi daal am na lu si ne mu yóbbu ma hôpital. yan at ba nga amee ay ñaata at loon période bi ma amee 7 ans lañ ma opéré. d'accord mais bi ma amee 2 ans la ko remarqué. mais yow ba nga ko yoree est-ce que ba nga naan dox yaa ngi doon sentir métit wala dara. si bien sûr. bien sûr parce que benn tànk mooy ëpp doole beneen tànk bi. loolu la en fait moo tax comme docteur wax teel a yóbbu sa doom ñu teel ko faj moo gën. parce que man instant yi boobu soo ko xoolul doo ko seetlu mais sama molo yi dañu xaw a ëppante. waaw parce que benn bi dafa commencé woon di am comme li làgg bi muy wax. parce que dem naa ba am 7 ans ñu soog ma faj. mais faj bi comme li muy wax rek mun na ne. mais da ngay seetlu sa doom teel ko yóbbu hôpital. ñu dimbali la si. dëgg la ajaratu. waaw moo taxoon ma ne naa woote. yow jërëjëf si sa témoignage bi am na solo trop. waaw ok merci beaucoup. jërëjëf ajaratu ci témoignage bi donc ci appel ba muy lancé tamit pour nit ñi di mën a dem foofu di xool tamit si teel am na solo trop ñu xaar keneen ci ligne bi ci 33 non maa ngi jégalu 77 097 waaw am na keneen ñu dajale laaj rek daal di jox allo. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw man la Lamine maa ngi woote Thiès. Lamine sëñ Lamine bisimilah. waaw man sama doom bu jigéen ah. léegi moom traitement la woon. waaw. léegi presque moom nii mi ngi am 1 an 6 mois. bientôt le premier la am 1 an 6 mois. léegi moom bi mu tàmbalee dox. moom mi ngi toll ci 1 an 2 mois. presque bu mu amee ba mu tegee ay 3 mois 4 mois lañ commencé seetlu ni benn tànk bi te sën bi du ko teg. waaw presque day xaw a da koy catal quoi. waaw mais yóbboo nañ ko régional bu Thiès. mais médecin yi foofu bi ñu ko xool dañoo ne lii garaawul tànk yi tourné yi la ñuy palaat. ñoom loolu la ñu wax dañoo ne maanaam bu yeneen ni la ñuy plâtre quoi mais comme médecin bi li mu expliqué nii même chose moom moo dal xale bi. mais ñoom dañoo ne li ñu jaaxal mooy ñoom dañoo ne garaawut tout simplement loolu explication boobu dong la ñuy jox. waaw mais fan yii nii dama toog ma gën a seetlu nii daal tànk bi daal normal parce que
tëstan bi ci boobu sax dafa sew. waaw. tëstan bi. dafa sew ndax tegu ko normal quoi. boo léegi après yow amoo feneen foo ko yóbbu fu dul foofu wala. non hôpital régional rek laa ko mos a yóbbu. waaw ñu ne la daal garaawul. waaw ci biir semaine bii nii sax laa bëgg a wutaat foofu rendez-vous pour delluwaat fa. waaw jéem ko expliquer quoi parce que sama yaay moom moo demoon yóbbu ko. mais bii dama ne peut-être man su ma assisté. parce que peut-être foofu la explication yi di gën a mën a leer. d'accord xam naa docteur dina jokkoo ak yow docteur kii loo koy digal nii fu mu ne nii li ma koy digal mooy bu dee mën na nekk. mu ñëw ci clinique du pied boobu ndax ñun loolu rek moo ñu tax a jóg. pour déformation bi li mu seetlu noonu nag ni mu ko expliquer. oui loolu ci firnde yi gën a leer ci pied boo la bokk. parce que xale bi du mën a teg tànk bi. du ko mën a teg nii il faut tànk bi dafay dëng ci cat bi nii. wala ci kanam noonu la noonu la ciy mën a doxee. mais du ko mën a teg en tant que tel tànk bi du mën a tegu ci suuf carrément. donc ñu ngi koy conseillé mu ñëw. ndax ñun loolu rek moo ñu fi bàyyi. incha allah dinañ ko faj. mais est-ce que lii day wane ni donc maanaam prise en charge bi ci foofu rek la war a nekk wala tamit c'est pas encore décentralisé dans les autres régions. alors dafa nekk feebar bu nga xamante ne comme ni ma la ko waxee au début. c'est un peu mal cerné. parce que même pour nga expliquer ko nit sax. xaw na jafe. dëgg la donc. ñu peut-être ñi ko téye yëpp ñi ko maîtriser bu baax peut-être bareegul mais ñu ngi siy def ay jéego di dem ci centre yi et cetera di expliquer mais moom mun na rapproché wu du ñun rek. incha allah na jóge Thiès ñëw fële ca Albert Royer. dinañ faj problème bi bu ñëwee fii Albert Royer ñun sax mën nañ defaat retour. ba du soxla muy ñëwaat fii Dakar à chaque fois. pour prise en charge bi. parce que région bu nekk am nañ fa ay contacts aussi. d'accord donc lii faj bi tamit décentralisé ngeen ko. déconcentré ngeen ko. waaw effectivement parce que bu ñuy def suñuy atelier pratique. waaw nit ñi fu nekk région médecins yi fajkat yi région yu nekk la ñuy jógee di ñëw di def prise en charge bi donc région boo dem rek ci Sénégal ci li gën a bari. am nañ ko fa am xam-xam ci feebar bi. donc peut-être prise en charge bi foofu la xaw a kiiwee rek mais incha allah. bu ñëwee ba fii dinañ ko réorienté waat. à Thiès ci ñi nga xamante ne ñoom maîtriser nañ feebar bi du jar sax muy ñëw ba fii pour def plâtre tout le temps. très bien waaw kon bu nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi très rapidement wala ñu continuer laaj yi ndaxte soxna soosu dugg léegi doon wax ci témoignage bi nee na daanaka moom li nga xam moo jëm ci wàllu déjà rek muscle mollet mi dañoo ëppante. donc est-ce que foofu tamit ci wàllu faj bi di kiné dina régler. ba mu régénérer muscle bi mu gën a taxaw wala nga may ma jël ñu ci ligne bi ba ci kanam tuuti. waaw allez-y allo. allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. Sud FM. waaw Sud FM la kay. maa ngi leen di ziar man la madame Sino Far lay wootee. waaw ayca bisimilah ñu ngi lay déglu. maa ngi nuyu docteur lu bari. au fait man dama am sama benn doomu grand frère. mais moom par piqûre la ko amee la tànk bi mel noonu. c'est une grande fille léegi. mais tànk bi dafa leemu tànk fi ñuy doxee pied bi noonu dafa leemu. donc dama doon laaj docteur ndax loolu éventuellement nit mën na ci dara walla. waaw en plus tam docteur mos naa ko jot mos nañu échangeante man ak moom ci femme médecin yi ba mu paasoon ma numéro am mais ci beneen sujet la boobu moom ci sama doom bu góor bi. xam naa après dinaa ko woo ci beneen affaire opération la woon. incha allah. d'accord. ok merci beaucoup. jërëjëf Ajaratu kon su nekkee am na keneen ñu xool wala ñu bàyyi la nga tontu tuuti. noo defee rek. waaw kon ndaxte askan bee ko ñoom kon nag émission askan bi la kon nag foog ñu ci ñoom tamit ñu leen di déglu. ñu ci wax ñoom tamit di samp seeni laaj wala sax di contribuer ci waxtaan maa ngi doon samp laaj bi sànq tout à l'heure ci fànn woowu soxna su si nga xam daanaka ci faj bi ba pare est-ce que tamit am na ni ngeen di liggéeyee ba muscle bi tamit delluwaat place am. alors am na lenn loo xamante ne il faut ñu signaler ko. defaruk yàlla. ak defaru nit du mës a yem. c'est juste pour dire que mën nga ci def lu nekk. ba tànk bi normal di ko permettre mu dox mu daw mu def lu ko neex. am na ay footballeur sax yu mag yu nekk ci
si équipe yu mag yi. yoo xamante ne dañu amoon pied boobu ñu nekkee xale. waaw ñoom Frank Lampard ñii dañu amoon pied boobu ñu nekkee xale. donc te moom buy daw si terrain bi xam nga doo ko xam doo ko seetlu. te ku mën a dóor bal la te ku mën a dóor bal la waaw. donc dinañ ko mën na faju mën na normalaat. tànk bi amaat doole mais pour mu mel ni nga xamante ne tànk bu amul pied boo noonu la meloon dina xaw a jafe. objectifu traitement bi sax c'est-à-dire li tax ñuy traiter sax du pour mu mel ni tànk bu normal déedéet. c'est juste pour tànk bi mën a def lépp lu tànk bu normal di def. mais à chaque fois boo xoolee di nga gis ne tànk bi peut-être dooleem gën na néew par rapport ak beneen doole bi. mais liy faj loolu yëpp ñaari muscles yi mën nga dem ba ñu xaw a tolloo ba boo koy xool sax difficilement nga koy seetlu. loolu kinésithérapie bi moo koy def. parce que kinésithérapie bi mooy permettre tànk bi mooy massage yi. mooy permettre tànk bi amaat doole bu bari. par rapport ak li mu perte parce que ni ngay doxee noonu. sa mollet bi du def effort bi nga xamante ne beneen mollet bi mu ngi koy def. parce que tànk boobu da nga koy suux. donc forcément mollet bu normal bi mooy gën a dëgër. mooy gën a am kattan. beneen mollet bi. donc loolu mooy tax kinésithérapie bi comme ni ma la ko waxee sànq si faj bi la bokk. pàcc bu am solo la. ci faj bi. D'accord. te daam boobu li mu wax aussi dafa am solo trop. pour expliquer témoignage boobu dafa am solo trop pour expliquer ne feebar bi mën nañ ko faj nga wér doon mag di dox di dem di ñëw te ku la xoolul bu baax du gis ne am nga problème bi. et même sans opérer comme daam boobu mën nañ ko faj sans même ñu opérer la. mais piqûre yi ñuy wax nag kii wax ne piqûre ba. est-ce que du piqûre bee ko waral am déet wala. alors kooku kaawam c'est différent parce que pied boo. loo judduwaale la. bu dee xale bi juddu woon na di dox normal. ba ñu defaral ko piqûre bi quelque temps après tànk bi mel noonu. loolu beneen problème la day nekk genre rétraction tendineuse lay nekk. suite à leneen mun na nekk ankylose mun na nekk feebar mun na nekk xeetu feebar yu bari mais bu mu ci mënti doon rek ci malformation tànk. bu ñëwee ñun dinañ ko xoolal jox ko diagnostic et puis bu dee lu ñu mën a faj aussi ñu faj ko. très bien kon ñu jëlaat tuuti rek ci ligne bi wala ñu daal leen dégtal publicité daal di ñëwaat ci waxtaan bi asalaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax yow tamit yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah bàyyi naa la. man la Lat Fall dama ma déglu émission bi. mais da fekk ma dawal quoi. waaw émission bi am na solo trop. mbaa seere nga. ah ma ne mbaa seere ngoto bi balaa wootee. non gaara naa wàcc naa très bien waaw très bien wàcc naa. émission bi dama déglu quoi mais émission bi dafa nekk lu am solo quoi. dëgg na parce que boo xoolee loolu dafa bari ci xale yi. ma am naa sama benn rek boo xamante ne si doom noonu la mel. mais yóbbuwul ko fenn affaire boobu moom moo jaaxal parce que ñun fajuñu ko. parce que maam yu tànk dafa rënki dafa dëng dafa rënki. fan la rinkee. moom mi ngi ngaay mexee quoi. benn ma ne fan la rinkee tànk bi dafa rink ca lupp yi wala ca kii ba wala ca fa muy dëggee. maanaam ci kaw la commencé maanaam ci kii bi la commencé nu mu tuddati sax nu mu ko mën a waxee. ci pooj yi wala ci oom bi wala ci yeel bi pooj la commencé jëm suuf. buy dox day mel ni day làqu waa tànk yi noonu. moo la koy def ñaar yëpp. waaw ñaar yëpp. waaw affaire boobu moom dafa bari ci xale yi. waaw man nag dama doon xool ba xam moom actuellement nii maanaam daal moom fan laa ko mën a indi quoi. allo. waaw mu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. waaw loolu laa doon laajte ba xam. d'accord incha allah. parce que moom mi ngi dëkk Ngaye. maanaam village. waaw foofu dëkk quoi Ngaye bi. d'accord. waaw moom dina la orienter ci fan ngeen war a waaw incha allah rabbi léegi incha allah. amul benn problème maa ngi numéro bu soobee yàlla. jërëjëf sëñ bi. ok merci jërëjëf. voilà ñu dégte leen publicité ak sponsor bi daal di continuer waxtaan bi. xul dara dàkkande kese lañ ko defaree. produit Valda yi. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree. produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur.
jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM di fi dégloo seen émission le docteur te nag ma wutu fi Marie Rosalie Ndiaye ci waxtaan bi ñu leen amal tey di dalal nag suñu gan di docteur Fatou Seck Ndiaye mi nga xam ne nag da yëngatu ci wàllu chirurgie pédiatrique maanaam opéré lépp lu jëm ci wàllu opéré rek jëmale ko ci ndaw yi kon nag tey ñu waxtaanee lu jëm ci lañ naan pied-bot mu naan xeetu feebar goo xam ni daanaka daal tànk bi lay laal te loolu ñu gën koo xam tamit ca dëggukaay ba kon nag ci gannaaw nag laaj ñu fii samp ba léegi mën ngeen woote ci 77 0 97 74 00 wala 88 628 98 98 bu nekkee am na loo leen di teewoo laaj ci li nga xam ne mooy ci feebar boobee nga xam ne dégg nga daanaka sax gisaguñ tur wa ca wolof waaye nag teewut faj bi daal ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax gannaaw nag bu ñu déglu statistiques yi mais su ñu ñëwaatee ci prise en charge bi ba léegi ñu ngi doon wax ci maanaam ci est-ce que maanaam am na sax ku ko yëkkati sànq di ko laaj ne néew di doole bi nga xam ne daanaka dal na ko nan lay def boo nga xam ne nag du metti ci moom ndaxte day laaj opéré yeeg parce que boo déggee chirurgie rek maanaam da ngay jàpp daal lañ cay génne day bëri. dëgg la laaj boobu laaj bu ama am solo la ndax bokk na ci lii tax ñu defar clinique du pied boobu ndax bu njëkk ba nit ñi dañuy ragal faj bi hôpital da nga naan saa yu ma ñëwee damay jënd plâtre fay ñu defaral ma plâtre et cetera ba léegi tax na ñu bi ñu defee clinique du pied boobu faj bi dañ ko wàññi njëg bi dañ ko wàññi dañ ko wàññi bu baax a baax ba pare ku ñëw am na matériel yu nga xamante ne bu njëkk ba da nga ko doon jënd waaye léegi suñu partenaire dañ ñu ko may comme ça maladie mën si jot sans fay te bu weesoo loolu même bu dee njëg li léegi bareetul wax dëgg yàlla njëg li néew na waaye ba léegi am na ñoo xamante ne day metti ci ñoom ñooñu service social hôpital bi mu ngi fii pour gunge leen dañ leen di yóbbu ci service social bi ñu xool seen cas et puis ñoom ñoo leen di gunge ci faj bi vraiment léegi loolu moom nekkatul problème pour faju laajatul xaalis bu bari te même xaalis bi muy laaj boo ko amulee service social bi mu ngi fi pour yow mais léeg-léeg nit ñi tamit dañuy xaw a am tiitaange tuuti parce que bu ñu déggee mbiru l'hôpital rek dañuy jàpp ni maanaam lu kii la. dëgg la te surtout faj bi dafay laaj ngay ñëw peut-être chaque semaine chaque 2 semaines nga ñëw hôpital jënd ordonnance et cetera. donc xawoon na diis tamit ci malade yi. donc loolu moo tax service bi ma la wax ni muy service social bi muy clinique du pied boobu en tant que tel. wàññi coono malade boobu. si lii tax ñu créé ko si la bokk ndax bu ñëwee dina gis médecin bi te du sonn du renwandoog yeneen maladie ñoom kese ñooy nekk foofu doo xaar lu yàgg boo ñëwee rek di nga gis docteur bi te sa faj bi li ci gënoon a metti li ci gënoon a cher léegi doo ko jënd ci dañ la koy jox li ci gën a yomb li gën a accessible yow loolu ngay am pour fay léegi moom vraiment accessible na te ba léegi bu loolu bu doyulee service social bi tamit mën na la jàppale suñu partenaires yi tamit mën nañ la jàppale am na solo ci li jëm ci wàllu maanaam li ngeen day faj yaa ngi ne da ngeen fay daloo ay xale di leen faj mais suñ ko xayma ñaata la toll ñi xale ngeen daloo pour faj leen est-ce que tamit daanaka ñi ngeen faj tamit jamono ji ñoo ngi doxi seen soxla wala gis nañ sibtaan bu baax a baax parce que bi ñuy inauguré clinique pied-bot bi rek dañu invité ay xale nga xamante ne dañu doon faju ci ñun ba tane ñu invité leen wan nit ñi ni ñuy doxee di dem di ñëw te amuñu ci benn jafe-jafe pour xale yi ñëw actuellement comme effectif yi bareegul bari googu environ semaine bi dafa am ñaari jours de consultation yu ñu daan def jour de consultation ak jour de plâtre jour yooyu noonu environ ay 4 ba 5 xale lañ daan jël bés bu nekk boo amee waaw te 2 fois par semaine la daan nekk donc da daan nekk environ une dizaine d'enfants par semaine mais du nekk ne chaque fois day am xale yu bees une dizaine d'enfants yooyu xale bi nga gisoon semaine passée da nga koy gisaat waaw da nga koy gisaat semaine bi donc cas yu bees yi peut-être benn wala ñaari cas au maximum bu bees ngay am dans la semaine. très bien ñu nañ si ñëwaat ñu jël ñu ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax na nga def. Thierno Moussa. naam. Thiam na ngeen def. sant yàlla kooku. alhamdulilah Souleymane Ba. waaw Souleymane bisimilah. waaw ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu liggéey bi. jërëjëf ñu ngi lay fay. di nuyu sa invité bi. di nuyu soxna Marie Rosalie. di wax ne rek xam naa ne feebar boobu suñ ci xam-xam bariwu ci waaye ndax am na yoo xam ne ci
lu ko mën a aar la maanaam ñàkk yi wala yeneen fexe yoo xamante ne su ko xale bi amee surtout amaana du ko dal waaw ginnaaw loolu tamit sama deuxième laaj ndax feebar bi dafa nekk feebar boo xamante ne tamit feebar bu ñuy jële ci ndono la wala day ñëw noonu rek waaw jërëjëf jërëjëf Souleymane ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 c'est une émission Allo Docteur 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 mu ngi laaj ci fan wu est-ce que maanaam feebar bi am na comme ni ñuy polio lañ nit ñi gën a xam waaw c'est vrai que waaw est-ce que def comme ni ñuy vacciner contre polio ak yeneen mu ngi ca wala est-ce que am na loo xam ne gis nañ daal loolu mën na ko dindi. polio moom benn doomu jàngoro bu nit ki di dasel la. loolu mooy andi déformation bi mais bii. looy judduwaale la te looy judduwaale moom jafe na ñu def ci lu nga xamante ne. mën na tax nga bañ ko am mais comme ni ma waxoon sànq rek. suivre sa ëmb jël garab yi ñu lay jox et puis lekk normalement am régime bu normal te sori lépp luy tabac loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy tax mu tane loolu mooy prévention bi dëggantaan mais du loo nga xamante ne cause bi identifié nañ ko clairement ba nit mën ko moytu ci fànn woowu est-ce que li nga xam moo jëm ci wàllu taux réussite yi ngeen doon def maanaam la ngeen gis ni maanaam wala la ngeen xayma ni xale yi ngeen jël ci temps d'enfant war nañ ñoo ngi doxi seen soxla xale yi ñu jëlagum yëpp ci suñu centre bi ñoom ñëpp ñu ngi doxi seen soxla amul benn ci xale yooyu bu nga xamante ne am nañ ci ay échec tranche d'âge bi lan la xale yi ils viennent de la naissance à 15 ans ñun de 0 à avancé 16 ans dañ lay jël en charge comme hôpital pédiatrique la mais ci xale yi ñu jëlagum yëpp ci liggéey yi ñu doon defandoo ak Merci Chips et cetera ak Miracle Fit amul benn ci xale yooyu boo xamante ne am na échec ci traitement am ñoom ñëpp seen tànk yi ñu ngi jub ñu ngi dox seen soxla mais feebar gi solin di yéen seen maanaam statistique yi ngeen jot ak tamit ci maanaam li ngeen jot a xam fan la gën a law ci est-ce que c'est dans les zones urbaines wala dans les zones rurales fan la gën a law ci xale yi ngeen di consulter wala di leen faj moom la sànq maa ngi ko doon wax pourcentage bi de 1 à environ 1 à 2 enfants par 1000 naissances presque foo dem pourcentage boobu nga fay fekk fréquence boobu nga fay fekk boo demee ci dëkk yi am moyen mooy nga dem ñoom France ñoom et cetera États-Unis même fréquence ba fay fekk nga ñëw fii Sénégal environ même fréquence nga ñëw Dakar nga dem Ziguinchor nga dem feneen et cetera environ même fréquence nga ci fekk boo ñëwee Dakar tu vois da ngay gis cas yu gën a bari c'est parce que xale yi juddu Dakar ñoo gën a bari que xale yi juddu feneen loolu rek mooy différence bi mais du ci fi nga dëkk du ci condition yooyu yëpp ñooy andi dëggantaan feebar bi te comme li mu wax sànq feebar mën na nekk ndono mën nga am yow nga am ko nga jur doom mu am même chose wala nga gis ne dans la famille bi pieds-bots yi ñu am moo gën a bëri famille B donc loolu mooy wane ne am na une partie de la génétique mooy li nga xamante ne moom ngay doon ci say waajur bu siy agir mais ba léegi xamuñu ban proportion c'est-à-dire pourcentage ñaata xale ñoo koy am par hérédité ak par ndono wala ñaata xale ñoo koy am noonu rek parce que am na cas yu bari tamit xale yi koy am ñoo koy njëkk am ci seen famille seen njaboot ñi ko am maanaam est-ce que cooñ tamit y a des chances wala peut-être malchance seen doom am ko waaw il y a des chances boo amee doomu pied-bot boo amee pied-bot yow il y a plus de chances que sa doom yi am pied-bot que ki nga xamante ne amul pied-bot kon loolu est-ce que amul loo xam ne dinañ ko mën a faj maanaam mu war a wàññi loolee wala sax ñu mën koo dakkal mais xam nga comme génétique la doo mën a xam exactement ban gène moo la koy jox doo xam aussi yan condition la feebar boobu di amee génétique moom dafa doon lu nga xamante ne nit amagu ci contrôle faj bi lu muy évoluer amagul benn contrôle ci génétique bi di nga xam rek ne peut-être yow am nga plus de chance donc soo nekkee en état de grossesse docteur bi lay suivre dina xam ne kii peut-être am na chance am pied-bot buy def échographie da koy rechercher comme ça dès que xale bi judd bu amee ay risques am ko wala mu am ko
dañ koy yóbbu directement fi ñu koy traité ñooñu seen chance peut-être mooy nekk ni dinañ ko mën a teel a détecter parce que dañ koy xaar dinañ ko mën a teel a détecter mën ko faj mais du loo xamante ne mun nga xam ne kii yaay ji am na pied-bot nga def dara pour doom ji bañ ko am amul geste boobu mais dans la recherche scientifique est-ce que yéen a ngi ciy def ay jéego pour ndaxte nee nga lu bees la foofee pour xool tamit ci fànn bi ngay wax pour mën a combler affaire boobu waaw instant bi ñu ngi def benn étude épidémiologique si population bi am pied-bot au Sénégal pour permettre de xam ñun suñu wàll ñun génétique bi ñaata % la pour xam ñi nga xamante ne dañ ko am sans benn antécédent familial ñaata % la ñi nga xamante ne seen bos dafa neurologique ñi nga xamante ne seen bos simple la et cetera ñu ngi siy def ay études nag dafa sotteegul parce que étude scientifique day jël temps bu bari mais est-ce que am ngeen ci ay maanaam ñu cay comme merci Chips ak ñun ñëpp ñu ciy def ci recherche bi di ci def seen alal ak yooyu. ñiy def recherche bi dëggantaan sur le plan génétique et cetera moom loolu amagul Sénégal. pour xool gènes yi et cetera loolu amagul Sénégal parce que moyens yi muy laaj moo bëri. mais pour étude épidémiologique c'est-à-dire pour xam à peu près lan mooy causes yi lan mooy fréquence yi fii loolu moom ñu ngi ko fiy def. di fàttali mbokk yi yéen a ngi servi émission Allo Docteur ci Sud FM tey nag ñu dalal docteur Fatou Seck Ndeye Fatou Seck autant pour moi ci chirurgie pédiatrie donc foofee ca hôpital Albert Royer ñuy waxtaanee li jëm ci wàllu tànk yu arqué maanaam yu dëng ci ni ñu am ko pied-bot naam sax bu nekkee tamit indi na ci leeral bu baax a baax suñu doon baamtuwaat ndaxte am na ñoo xam ne dañoo jël émission bi en cours feebar bi ci yan anam lay ñëwee ak tamit na lañ koy teel a détecté. baax na ci tamit ñu rappeler ñenn auditeurs yi nga xam ni dañoo jëloon en cours. donc feebar bi moom comme ni ma ko waxee rek mooy da ngay xale bi dafay juddu tànk bi dëng. te dëng bi li gën a fës ci dëng bi mooy tànk bi xale bi du ko mën a teg. soit catu tànk bi lay teg catu baaraam yi soit benn côté bi benn boor bi foofu rek lay teg mais xale bi du mën a teg tànk bi mu tegu carrément. dox bi aussi du yemb ba pare tëstan bi. dafay mel ni ku dem kolewu ci yeel bi ci ginnaaw donc waaw noonu ngay xamee ne xale bi dafa am li ñuy woowee pied-bot te yeel boobu aussi du développé bu baax dafay mel ni ku xaw a sew comparé ak beneen yeel bi loolu xale bi bu nekkee liir bu ndaw dëng-dëng bi rek ngay gis mais bu commencé dox da ngay gis ne tànk boobu xale bi daf koy soox donc noonu la ñuy découvrir feebar bi li koy indi nag causes yi am na ay causes yi nga xamante ne comme cigarette gis nañ ne jigéen ñi nga xamante ne dañuy tuux wala ñu leen di wër di tuux pendant que ñu ëmb ñoo ëpp li ñuy def pied-bot ka ñeneen gis nañ ne aussi boo amee sa mbokk bu am pied-bot pour yow nga am pied-bot aussi dafay gën a facile am na cause hérédité mais pour faram fàcc exactement lan mooy joxe feebar bi loolu science xamagu ko donc pour loolu moo doon pour cause yi ak ni muy feeñee léegi pour prise en charge bi comme sànq ni ma ko waxee woon traitement bi 4 pàcc la pàcc bu njëkk bi mooy tànk bi dañ koy defal ay plâtre dañuy tabax tànk bi di ko jubbanti di ko tabax di ko jubbanti di ko tabax ba mu jub mu am benn opération bu ndaw bu ñuy defaral xale bi après bu ñu paree nag mu am ay dàll yu nga xamante ne moom lañ koy solal mu koy sol guddi léegi bu demee nag ba benn âge bi day dindi dàll yi et cetera di ñëw contrôle di dox ay soxlaam traitement bi moom boo ko mënee xayma peut-être sur une durée de 2-3 mois xale bi dootul ñëwati rendez-vous sax hôpital rendez-vous yu bari yooyu peut-être chaque 6 mois wala et cetera lañ koy gis mais si diggante 3 à 6 mois mën nañ faj 3 à 6 mois ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum waaleykum salaam Moussa Thiam naam man laa Omar Touré na ngeen def sëñ Omar bisimilah ñu ngi lay sant baax maa ngi tali Mamadou Sang man maa am doom bu loolu daal de waaye am na 19 ans 19 ans docteur waaw am na xale bu góor la rek mu ngi daal waaye tànk yi dënd na lool de waaw jox ma numéro téléphone ndax su waaye ndax bu li passé fa mën ci waxtaan ak moom moo ngi day déglu waaw koy ne ko dama baaxee numéro bi waaye ndax après ma yëm te def ay pexe xale bi même bu amee 19 ans tànk yi daal dëng na lool ñaar yëpp la mu ne allo waaw maa ngi dégg waaw mu ne ndax ñaari tànk yëpp la ñaari tànk yëpp la kay fan la dëngee aussi toom yàgg ko dal de ay ñetti at gannaaw la ko dal de am na mokkal na lu yàgg fa dal ko waaw am naa ñaari ñetti at yi la ko dal
ñaari at ñetti at si ginnaaw da nga tànk yi dañu ne lool ba jaaxal ma. dafa rink lool daal. nga ne kañ la ko dal ca ba mu amee ñaari at wala boobu ñaari at ci ginnaaw. boobu ñaari at ci ginnaaw la ko dal. ah d'accord dem na ba mag mu door koo dal. waaw dem na ba moom moo ko 17 ans kay dal ko ñaari at yëpp ci la ko dal. d'accord kon moom bokkul ci loo xam ne da koo judduwaale. déedéet judduwaale fa loolu judduwaale wu ko. 2 ans yi rek ci la ko dal waaw. d'accord. bëgg naa numéro ndax si daal ndax bu yi passé man ci waxtaan ak moom. d'accord incha allah rabi. waaw kay waaw baax na. waaw d'accord kon ñu xaar keneen ci ligne bi kon nag loolu tamit bëgg na baax nañu leeral ko tuuti parce que bu nekkee koo xam ni nee na y a 2 ans ba mu ko daleeg léegi ak koo xam ni est-ce que loolu day arrivé pied bu dégg nga c'est héréditaire waaye nag du doon loo xam ne day dab nit. wala loolu beneen xeetu feebar la kii lu mu dal ni waaw loolu moom beneen xeetu feebar lay doon parce que pied boobu moom feebar bu congénital la da nga koy judduwaale. boo amee beneen bu la dab rek nekkatul pied boobu. mais déformation tànk yi moom. waaw fu mu la mënti dalee rek da ngay dem en fonction âge bi nga am bu dee xale nga da ngay ñëw ci ñun. chirurgie pédiatrique. waaw bu dee dépassé nga 15 ans yi aussi da ngay dem service bi ñu naan orthopédie. boo demee foofu ñoom loolu rek loolu tamit si lañ xarañ du question ne ay damm-damm rek la ñuy faj. mais tànk boo xamante ne juboon na. waaw mu xëy am ay déformation aussi ñoom am nañ ci xarañte bu baax a baax. dañ koy faj. d'accord mais lu am solo la parce que léeg-léeg nga gis pied boo yi ngay wax mu doon benn tànk. benn pied. léeg-léeg nga gis ñaar. mais est-ce que ci wàllu faj bi ba moo ci gën a compliqué wala léeg-léeg ngeen di bëri gis. bu mu ci mënti doon pied ba mun na nekk xale mun na nekk benn côté mën na nekk les deux te bu mu ci mënti doon faj bi du question benn tànk wala ñaari tànk mooy tax mu difficile mais type de pied boobu dafa am pied boo yi nga xamante ne dafa simple boo ko jubbantee benn ñaari yoon sax te mu wér am pied boo yi nga xamante ne dafa complexe maanaam yax yeeg yàpp weeg fépp moo am problème siis gi lépp am problème pied boo yooyu nag moom seen prise en charge day gën a difficile mais mu nekk benn tànk ñaari tànk yëpp benn ndax bu ñu la tabaxalee benn tànk bi dox bi day jafe donc ñu tabax benn tànk tabaxandoo ñaari tànk yëpp c'est la même chose difficulté bi résidé wul ci type nombre de tànk yi atteint mais type de pied boobu moo gën a mais toujours c'est si durée bi maanaam prise en charge bi 3 à 6 mois la waaw pour say va-et-vient ngay ñëw di def plâtre moom du dépasser loolu mën na ko sax gën a gàtt parce que bu dee malade boo xamante ne prise en charge am dafa simple day am 1 plâtre chaque semaine te 6 plâtres lay doon loolu 6 semaines la à peu près 1 mois et demi d'accord di fàttali rek ñu bëgg a bokk mën nañu woote ci 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 Val d'Afrique jagle leen seen émission Allo Docteur tey ñu ciy waxtaanee lu jëm ci wàllu pied boo dégg ngeen nañu ko expliquer mu di xeetu feebar boo xam ne daanaka daal lañ cay bëri di seetlu daanaka junni xale yoo gis daanaka ñaar ba ñett benn ba ñaar ñoo koy bëral di am kon nag mu doon lu jëm ci wàllu faj gi tamit ñoo ngi ciy def ay jéego yu bëri ci fànn woo ndaxte daanaka amal nañu benn clinique boo xam ne taxawaayam daal mooy jàppandal fànn woowu kon ci jamono ji ku ko yittewoo nan lay def wala lan ngay conseil tamit soxna yi nga xam ne daanaka ñoo ngi wan lor wala sax ba ñuy accoucher tamit nu ñu war a seetloo yooyu. waaw li ma leen di conseiller moom mooy bu njëkk bi. fu ñu gis kuy tux mbaa fu am ay saxaar. nañ fa sori. ban xeetu saxaar parce que léeg-léeg mu doon saxaar gu ñuy toggee wala saxaar. non pas forcément pollution oto yi machine yeeg yooyu. parce que généralement lépp lu ñuy tere kuy tux liy tux di andi yëpp même saxaaru oto ak saxaaru machine yeeg yooyu tamit mën na koo andi. donc yooyu yëpp daf koy sori. li si topp mooy muy saytu yaramam dem defi échographie am. waaw bu ñuy def échographie yi aussi ñu mais foofu est-ce que dañ fa mën a détecter su ñuy def échographie waaw bu ñuy def échographie deuxième échographie bi échographie deuxième semestre bi mun na wax ndax tànk bi jub na wala tànk bi dëng na échographie boobu mun na ko leeral échographie bi mu leeral ko mu ñàkk ko leeral xale bi bu juddoo ci bésu juddu bi buñ ko examiner xool ko ba gis ne dafa am dara tamit parents yi ñëw ndax yenn saa yi di nga gis ñu gis pied boobu bindal leen këyit ñu dem toog xaar ngénte dàmp xale bi ba pare doog a ñëw indi xale bi te du noonu boo gisee loolu rek ca bés ba ngay génn maternité rek ñëwal indi xale bi ñu wax la ni nga nar a def boo paree nga dem commencer teel a suivre ses rendez-vous. allo Moussa. naam. naa def. maa ngi sant alhamdulilah. waaw
waaw kii sa soppe la boo xam ne moom saa yi moom topp na la fu ne la fay topp. yow moom da nga nekk sama fan rek da nga ma neex te yàlla tax rek. waaw yàlla fay la. waaw naa def. sant yàlla. non man dama am doom bu mel noonu. waaw foo ñu woowee tur bi. Pikine maa ngi Pikine tali bees rek. deuxième robinet waaw ok. waaw dama am doom bu mel noonu. depuis avant pandémie bi maa ngi koy suivre. pandémie bi ñëw ñu arrêté ko. mais plâtre yi moom topp na ko ba ñu ko war ko opéré. allo. waaw ñu ngi lay dégg waaw. léegi ñu ne sama soxna na ko yóbbu sama numéro boobu ak léegi booy bi mën na dox mais dox bi dafa metti quoi moom benn tànk bi rek la. ñaata at la am. normalement 2 ans yi motagul. waaw 1 an ay poussière rek. waaw mais boobu ak léegi daal maanaam ñu ngi fa bàyyilu sama numéro bon booy bi woowuñu ma te xale bi fi ñu toll nii ba la mu gën a màgg rek day gën a metti quoi. si traitement bi fu mu ne nii fu mu ci toll. fi ñu toll nii kay bi pandémie bi commencé lañ ko arrêté woon. jamono yooyu sama soxna dem fa ñu ne ko léegi bàyyi bi sa numéro mais boobu ak léegi daal woowuñu ko waxatuñ ci dara. d'accord. waaw mais commencé woon na paj bi daal. commencé woon nañ ko ba ñu plâtre ko ba ñu arrêté ko ba plâtre bi ba opéré bi rek moo def. waaw mais finalement daal boo bëgg léegi ñoom dañoo ba dañ ko bàyyi noonu daal. waaw léegi nag femme boobu ci boppam. ma lay ñaan te yàlla tax nga jox ma ko bu fekkee mën na ma dee numéro mu jàpp ci te yàlla tax ma continuer suivre faj xale bi quoi. waay loolu daal moom maa la koy sàpp yow. d'accord d'accord incha allah rabbi nee nañ lañ ko jox donc waaw si numéro bi nañ leen ko jox. xam naa nag après su émission bi jeexee ngeen woote rek ñu jox leen ko wala numéro bi moo ngi fi incha allah. pour képp koo xam ne rek. waaw léegi sama numéro yow xam nga foofu laa la woowee di nga xam sama numéro après yow bu émission bi jeexee nga dimbali ma rek bii tamit man ma woo ko ñu waxtaan. waaw d'accord parce que mais bu jeexee rek mën nga woote fii aussi bu may jox la numéro bi directement waaw. ci numéro bi waaw wala nga jox ñu sa ba ça dépend rek mën nañ la woo aussi noonu mën nañ ko am aussi si kanam waaw. waaw ci kanam waaw bu la neexee tamit mën la aussi ça ne gêne pas. non émission bi dafa am solo naa la bàyyi nga doxal mais yow moom nga xam ko rek ne man sama soppe nga quoi. d'accord yow sama soppe nga waaw yow sama soppe nga. d'accord jaajëf Diori. jaajëf ku baax waaw tout à l'heure xam naa nag du ñàkk après ñu xool nu ñu ko waa gérer ndaxte numéro bi moom après dañ ko fiy teg pour képp koo xam ne yittewoo nga docteur Ndeye Fatou Seck rek moom disponible na pour indi la leeral boo bëgg ci feebar boobee kon nag ñu xaar bu nekk am na ñeneen ñu nekk ci ligne yaa ngi doon wax lu am solo sànq li jëm ci wàllu ndàmp yi ndaxte est-ce que tamit léeg-léeg suñu cosaan la ndaxte nag fii moom xam nga bu xale juddoo moom daanaka ndàmp lañ koy njëkk a def ak yooyu est-ce que yooyu tamit bokkul ci loo xam ni dina indi wala gën koo yokk ci fànn woowu. alors du ko yokk mais dafay yéexal traitement bi. dàmp daal dañ ci est-ce que dàmp tamit yow mii di yëngatu ci wàllu xale dàmp baax na. dàmp baax na kay. ñun nag moom nekkuñu ci hôpitaux yi rek lu tradition bi doon def ñu dindi ko de. déedéet waaw ba jël ci ligne bi allo. allo waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw damay laaj soxna si. waaw mu ngi lay dégg. ndax xale bu judd ñaari tànk yi ëppante. benn bi sut beneen bi. ndax loolu tam si xeetu pied-bot la wala bisu pied-bot. waaw leneen li aussi ndax pied-bot mën na dal loxo. parce que dama am sama doom boo xam ne am na 14 ans. mais bras gauche bi dafa xaw a tourné wu quoi. waaw mais bi soo ko xoolee dafay xaw a tourné bëggoon naa ko yóbbu médecin chips. mais après jour bu ma ko yóbboo kii quoi ñun ma kii jeex na quoi inscription yi jeex na quoi. waaw loolu laay laajte quoi. dëgg la jërëjëf sëñ bi voilà ñu xaar keneen mën a dajale laaj yi après daal di koy jox mu tontu 77 097 74 00 77 097 74 00 ci boo leen bëggee laaj ci li nga xam ne moo di feebar bi di pied-bot maanaam muy tànk yoo xam ne daanaka mënul samp bu baax a baax kon nag léeg-léeg muy ni kon ñu ngi doon wax ci wàllu dàmp bi nga ne dàmp gi baax na waaye tamit nañu
ñu moytu tuuti. dàmp gi moom bonul ndax xale ko mënul yëngal yaram bi. nga yëngalal ko bësal ko et cetera bonul. li ñu siy bañ kay mooy nga am par exemple feebar bu mel ni pied-bot nga foog ne dàmp beeg jubbanti bi noonu rek dina ko faj. wala ngay dàmp bu bari doole ba xale bi am si yenn gàllankoor parce que loolu tamit yenn saa ñu gis ko. dàmp bi mën na andi li ñu wax ay fracture si xale yu ndaw yi yenn saa yi de temps en temps ñu gis ko. donc dàmp yi ne doon dànk rek xale dafa fragile. yenn effort yu metti yi aussi jarul nga ko si def mais dàmp bu mu tax nga retardé. traitement boo nga xamante ne daf ko war a def à l'hôpital loolu moom c'est très important da ngay gis yenn saa xale judduwaale feebar. ñu ne déedéet da doon dàmp et cetera et cetera. loolu moo tax indiwuñu ko loolu nag c'est très dangereux lu jaram moytu la. ci loxo bi wàllu loxo pied-bot bon am na si tubaab li ñuy wax main-botte. mais sëñ bi woote léegi li mu expliqué. généralement séquelu beneen feebar bu judduwaal la bu ñuy wax paralysie obstétricale du plexus brachial. wala élongation du plexus brachial généralement. loolu mooy tax xale loxo bi day xaw a gàtt ba pare tourner. loolu aussi bu ñëwee si ñun aussi am nañ si ay faj yu ñu si def. ñun lépp luy déformation tànk loxo yaram. loolu mooy suñu liggéey. ñaari tànk yu sutante yi aussi. loolu du pied-bot. mais dañ koy woowee si tubaab inégalité de longueur des membres. te loolu aussi cause yi bari na mais cause yi bu mu si mënti doon bu ñëwee dinañ ko wax lan moo ko waral. te si cause yi bu dee lu ñu mën a faj aussi dañ koy defal prise en charge bi. très bien asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Moussa Thiam Sarr. naam baal naa la. Thiamène bi maa ngi lay ziar de. maa ngi lay delloo ziar Saareen bi yow. naka liggéey bi wax dëgg yàlla moom sa liggéey rafet na. jërëjëf. waaw gaa yi lay wax banlieue Sarr. waaw xamuñ sax tur woowu lu tax ñu tudde la ko. da ngaa xam ruq yëpp nag El Hadj Moussa. waaw man de moom macha allah. yaa ngi si liggéey yam si Pikine moom ñeen da ngeen di dox rek. waaw. mais El Hadj Moussa man sa invité boobu dama ko bëggoon a laaj. waaw. rinki ndax dañ koy donn ndax damay gis man des fois mag bu rinki jur doom mu mel ne moom quoi. waaw ma doon laaj ndax lool parce que ñu nit mag ñi ay jamono daan nañ ñu dàmp. ndax dàmp boobu warulul ñuy ñàkk rinki bi am wala daal parce que doy na waar daal. waaw bu njëkk moom karité daan nañ ko dàmp te xale yi léegi def naa xamuñu dàmp. mu wax ñu tamit lan mooy njariñu dàmp ci xale. ak nan la ñuy dàmpe xale. te di leen remercier di wax Marie Rosalie Ndiaye ministre des auditeurs. waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm moom Bintou Cheikh Seck. d'accord ministre de la santé des auditeurs de Sud FM. jërëjëf consultation sans paie moom Sud FM rek la am El Hadj Moussa jërëjëf nga nuyu ma sa technicien ak ñoom Baye Omar ak ñëpp rek. d'accord Saareen bi. merci beaucoup merci. jërëjëf kon ñu xaar keneen ci ligne bi ci 77 097 74 00 ñu dajalandoo laaj rek tuuti après daal di ndaxte lu ñu dese si waxtu bëreetul normalement 10 minutes rek la bu nekkee amul ku nekk ci ligne bi dégg nga mu ngi dox ci wàllu dàmp bi si la ñëwaat. waaw li mu wax si dàmp bi dëgg la. ni ñuy dàmpee. ni ñuy dàmpee moom. li ci ëpp solo mooy nga def ko avec douceur parce que yaramu xale fragile boo xamante ne mais fii da ngay gis moom dañuy diw karité di noddanti di yëkkati yenn saa yi nga gis ay vidéo sax da ngay tiit. waaw xëcc sax léegi naan waaw. dëgg la am na cas yu bari yu ñu répertorié woon ci benn année. répertorié woon nañ 15 xale yu nga xamante ne seen yaxu cuisse bi mooy yaxu pooj bi. wala yaxu bras bi dafa damoon. ndax dàmp donc mooy yaxu cuisse bi yaxu bras bi wala clavicule bi dàmp damoon ko loolu c'était en 2017 je pense bien ou 2016 quelque chose comme ça donc pour wane ne que te loolu suñu hôpital ñun kese la woon donc pour wane ne que dàmp du doole parce que yow ki ngay dàmp yaa ko ëpp doole objectif bi rek mooy lan comme xale bi dafay tëdd toute la journée du yëngatu comme nit ku tëdd toute la journée rek sa yaram ni muy nagamee nga mën ko yëngal et cetera loolu rek mooy dàmp bi donc jarul muy doon lu nga xamante ne dafay violent. waaw li mu doon wax aussi ci rinki bu héréditaire bi aussi c'est possible. parce que am na xale âge booy toll sa tànk yi day rinki c'est normal mais boo demee ba màgg. dafa war a jub xocc. mais di nga gis ñoo xamante ne seen tànk yi day rond day mel ni genou bi day xool fii genou bi xool fële ñaari genou yi dafay soriyantoo lool. ñaari tànk yi ci suuf jegeyantoo mu mel ni rond la tànk yi di former. loolu aussi am na ci forme boo xamante ne dafa héréditaire. ñu ngi koy woowee maladie de Blount.
mais bu mu si mënti doon ci malformation yooyu yëpp. bu ñu ñëwee Albert Royer faj baa ngi fa. d'accord asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Moussa. naam. ñu ngi lay ziar bu baax. taarikalla. maa ngi wootee Grand Dakar. waaye ca bisimilah. maa ngi nuyu docteur. mu ngi lay fay. li ma ci jaaxal mooy santam bi rek. li muy santee fekk. maa ngi koy ziar. ak Moussa. allo. maa ngi lay dégg waaw. ak Moussa damay laaj ndax. docteur xam nga émission bi dama daf. may laaj docteur ndax mbir mi dina jóge ci dàmp ndax xëy na ngay dàmp xale ba gaañ ko. waral yenn yi. ndax cause mën na jóge foofu. waaw maa ngi leen di jaajëfal di laaj di nuyu docteur Ndeye Khady nag tey ni ñu ko dégg ndax xamu ci lu ma ne. moo tax. Ndeye Khady waaw mu ngi ci yeneen mbir waaw. waaw maa ngi koy ziar bu baax a baax. jërëjëf ñoo ngi koy nuyu. jërëjëf waaw kon ñu xaar keneen ci ligne bi xam naa nag 10 minutes mu ñu dese comme ça bu ñu mënee dajale laaj yi 60 097 74 00 ñu daal di dajale laaj yi rek rapidement comme ça ñu mën koo jox mu mën a ñëwaat ci feebar bi daal di kak wax lam ci yëg asalaamaaleykum salaamaaleykum allo. waaleykum salaam El Hadj Moussa Thiam. naam. na Baara Cissé maa ngi lay nuyu di la ziar. ñoo ngi lay fay sëñ Baara. di nuyu sécurité boobu ak soxna Marie Lo Serigne Ndiaye. waaw mu ngi lay dégg. ñu ngi leen di bàyyi xel saa su ne di rafetlu seen waxtaan. di kontaan ci émission bi ni muy doxee di nuyu Barke Diop Sarr moom lu bari. xam naa tey sax amul laaj bi ñu leen laaj dama ne ma war di leen sant di leen wax ni ñu ngi leen di bàyyi xel saa su ne. dëgg la jërëjëf jërëjëf. baax na jërë ngeen jëf waay. jërëjëf sëñ Baara ñu ngi lay gërëm sant la ci woote gi di feddali seen coloré ak seen rajo ak seen émission allo docteur kon nag ñu xaar bu nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi ci 77 097 74 00 ñu daal di koy dalal wala nag ñu jox soxna Ndeye Fatou Seck ci laaj yi wala sax ci li nga xam ne moo di njeextal waa kon nag dégg nga ñu bëri nañoo contribuer ci loolu waaye nag ci arqué boobu tamit damay gis man ñoo xam ne daanaka dañoo arqué woon bu ñuy doon gone waa téléphone bi da ngay laaj samp laaj rek gars yi commencé woote asalaamaaleykum. allo waaw ku baax. asalaamaaleykum na nga def. waaw sant yàlla ku baax. ci Zik FM la. Sud FM la waaw. docteur bi foofu nekk. waaw docteur bi fii la nekk Sud FM. waaw na nga def. sant yàlla alhamdulilah. docteur bi foofu li mu wax moom dafa ma am interview. sama ci bu mel noonu. moom mënul taxaw. waaw mënul taxaw. est-ce que docteur bi nan laa mën a xam nan laa mën a def ba ma jokkoo ak moom. numéro bi dinañ ko fi bàyyi léegi bu soobee yàlla bu émission bi jeexee rek boo leen wootee man numéro bi. numéro bi bii nii. numéro moom dinañ ko fi bàyyi boo leen wootee ci numéro bii rek. ku ko yittewoo yëpp di nga ko jot bu soobee yàlla. d'accord waaw d'accord. waaw dinañ ko fi bàyyi rek bu soobee yàlla. jërëjëf. ñu xaar keneen ci ligne bi donc waaw 097 74 00 bu nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal waaw kon kenn nekku ci docteur xam naa nag ñu ñëwaat ci feebar bi ndaxte nag ñu ngi doon wax ci wàllum maanaam waaw gaa yi ngi woote waat de amul solo waaw allo waaw allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def sëñ bi. ñoo ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah man damaa ngi nii sama kalandoo di déglu émission bi. sa biir kalandoo. mais waaw maa ngi nii Patte d'Oie de Sokër bi nii kay di ko déglu. ah d'accord oui. waaw mais li mu ciy wax noonu ci tànk ring kii. man mii di wax ak yow loolu daa mel ne moom laa nekkee parce que man comme su may dox sama digg li muy tourné ñëpp dañ may xool. te loolu même su ma toogee foo xam ne dafa xat su ma jógee bay mën ni sama tànk dañ ko jëng. waaw te loolu mosoon naa fi feebar nag ay jamono mais xaw na yàgg. mais am naa yaakaar loolu ci ay piqûre la ma dale woon xam naa ne. ay piqûre. waaw ci loolu la yaakaar ne maa feebaroon hospitalisé hôpital Sandiara. waaw mais instant yi moom sama âge moom passé na xam naa maa ngi ci ay 30 ans 35 ans yooyu maa ngi foofu. ma doon laaj nag loolu lañ ma seen xalaat moom docteur boobu. est-ce que baamtuwaatal nga ne li lay métti la na.
comme tànk yi nii ci ndigg li noonu. foofu mooy métti comme su ma toogee foofu xat sax. su ma taxawee du ma mën a taxaw normal il faut que ma dem ba loolu expliqué bàyyi. ma doog a mën a taxaw normal dem. même comme toog nii gars yi teg leen tànk nii jël tànk bi kot ko ci kaw bële sax mënuma ko. d'accord. même su ma tëddee nii comme ni ngay banku noonu teg li ñaari oom yi. loolu sax mënuma ko man daal sama teg li tànk daal jël bii teg ko ci kaw bii mu taxaw jong ci kaw mel ni antenne loolu rek laa man. waaw mais à part loolu moom ay teg li tànk nii mënuma ko toog su ma toogee fu xat mënuma ko. donc maa ngi liggéey nag chauffeur laa mais gêné wu ma ci côté dawal bi. mais comme su ñaari nit su ma toogee ci oto nii ma toog ci digg bi xam nga day seer ci man. waaw. mais su ma taxawee su ma wàccee nii il faut que ma taxaw ci oto bi il dire une minute moo équilibre ma mën a dem dox. d'accord. sinon su may dox nii day mel ni ku mandi tànk bi nii lay def di may baaje mel ni damaa mandi. waaw. d'accord. waaw. jërëjëf. docteur dégg na ko kon xam naa nag ki mooy doon peut-être avant-dernier wala le dernier waaw parce que waxtu wi ngi xat xoj docteur dégg nga. waaw laaj bi dégg naa ko bu baax léegi moom li mu am li mu mën a doon bari na. parce que déjà mu ngi am benn facteur de risque mooy ne dawalkat la. waaw te dawalkat yi pour ñu am ay feebar articulation lu jóge ci ndigg. ba ci mooco yi ba ci oom yi daf leen di yomb. donc mën na nekk sax ne début arthrose li mu mën a nekk li mu expliqué nii. li mu mën a nekk bari na lu uteeg bien sûr ak pied boobu bi ñuy wax. donc li ma koy conseillé mooy mu approché wu de service orthopédie bi ko gën a jege ndax façon feebar yi moom buy door yi nga mën a sooxaaleeg moom waaye dina dem ba fenn foo xamante ne daf lay daaneel. feebaru yax daal feebaru yax wala feebaru articulation loolu lay gën a néewal. waaw kon suñ doon baamtuwaat docteur ci feebar bi nu muy ñëwee lan la ak tamit nuñ ko war a moytoo ak tamit li nga xam ne moo di clinique bi. ma jégalu si benn point. bu ñu wax sànq mooy arrêté bi ñu arrêté woon ci Covid bi. waaw daf ñu causé aussi problème yu bari beaucoup de patients. yu nga xamante ne dañu am seen prise en charge ba benn moment. mu arrêté. gisaatuñ leen. c'est des perdus de vue c'est des perdus perdu de vue en quelque sorte parce que ñun ñoo leen ne woon aussi ñu toog ba feebar bi tane. donc ñuy ñaan ñun ñëpp ku ñu si dégg nga ñëwaat Albert Royer parce que faj bi ñu doon faj lépp commencé waat na ni ñu ko doon defee. amoo leen seen contact ñoom wala. quelques patients am nañu contact ñenn ñi aussi amoo contact wala yenn saa ñu jox la numéro boo xamante ni. waaw dootoo ko mën a joindre donc ñu ñëwaat parce que faj bi commencé. kon ñu dakkaloon seen i feebar ndax Covid bi mën nañu reprendre ñëwaat. waaw surtout waa kon waajooju génn foofu tout à l'heure sama waaju tali bu bees bi. Pikine. kooku aussi bu paree mën na ñëwaat hôpital ñu continuer prise en charge. d'accord kon ñooñu est-ce que ci prise en charge boobu dañ koy dooraat wala la ñu jotoon dugal mu nga compter ba léegi am ci wàllu koppar ak yooyu wala. wàllu koppar moom la ñu jotoon dugal mu ngi compter duñu leen si laajaat leneen léegi nag mën na am comme ni nga arrêté woon faj tànk bi mën na am tànk bi dellu. loolu mën na nekk te bu boobaa dañuy évaluer rek. defal leen surprise d'accord ma ngeen maanaam faj bu ci yàgg après mbir mi delluwaat. mën na dellu si waat waaw. waaw. loolu yéeme na ñu jël ko mujj xam naa lay asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax. sëñ Moussa Thiam. naam Moussa rek. ñu ngi lay ziar. danañ la ziar waaw. alhamdulilah ñu ngi si jàmm baax. taarikalla. waaw émission bi may déglu dafa am solo de ci man ndax dama cee sama doom dafa mosoon a feebar. moo ngi yóbbuwoon ko hôpital bi nekk Diamniadio. waaw bi ma ko yóbboo Diamniadio ñu entré ko fa ay 15 jours yooyu. après ñu yebaloon ma Albert Royer. mais dañ ma joxoon délai parce que moom mi ngi juddu woon le 27 décembre. mais ñu joxoon ma rendez-vous ñu waxoon ma dem Albert Royer ñu jox ma presque ay 3 mois. waaw ñu ngi lay dégg waaw. ñu joxoon ma ay 3 mois rendez-vous. parce que ci Covid bi la woon quoi mujj gi ba ay décembre ay janvier yooyu. kenn woowu ma kenn def ma dara parce que 3 mois kenn woowu ma xam nga affaire bi tamit dafa xaw a métti quoi ci nga yor xale boo xam ne si dafa am lu mu kii malformation. tànk yi moo dëngoon moo nu ko doon tàlli ak loxo yi quoi.
waaw mais affaire bi comme li gars yi di wax ni yëpp dëgg la quoi mais buñ fekkoon ne affaire yi buñ la kiyee ñu buñ la joxee rendez-vous maanaam rendez-vous de jigéen parce que xam nga li ne ci xale dafa sensible quoi loolu su ma damp yenn damp yi xam nga parce que day metti am nga noo koy dampee mën nga koo gaañ te xale li mu judduwaaleel mënoo ko dindi pour man xanaa médecin moo ko war a mën dindi quoi ci yoon mais par la suite xale bi xam nga dafa mu ci desee massa waay waaw moo tax mais yooyu buñ ci doon xaw a di farlu tuuti daal ci ay rendez-vous yi moom mooy tane quoi. parce que tamit ni tamit amul lu njabootam xam nga. dëgg la ndeysaan. waaw mu dem ba yenn instant yi nii xam nga mu jug tase nii xam nga day xaw a métti quoi dama dem ba caag ma ne est-ce que ñoom suñu médecin yi sax ni ko ñoo sacrifice suñu doom yi quoi. mu jug laa doon wax quoi. ndeysaan. waaw mais dafa xawoon a métti nag quoi. dëgg la affaire dafa méttoon ba fi nekk nii joxoon nañu ma seen numéro jox lépp mais ma woote fa. ñu joxaan ma ñu ne ma médecin bi sax dafa tukki lañ ma wax il faut nga xaar ba mu ñëw. tamit dafa métti quoi ñu ne médecin bi dafa tukki mais Albert waaye boobu la ñu ne médecin bi dafa tukki mais il faut nga xaar ba mu ñëw. waaw affaire boobu daal bu ñu mënul di dimbali xam nga di teel a jël patient yi xale yi quoi parce que xale yi moom dafa xaw a sensible quoi. lu ko waraloon mooy Covid bi moo taxoon ñu dakkal feebar bi. faj bi waaw Covid bi moo taxoon ñu arrêté ko. mais xam nga tamit buñ ko Covid bi dëgg la Covid dëgg la mais ñu jël suñuy matuwaay ba ma sëkk bala ñoo kii xale yi. bu gën waaw parce que tamit ñàkk xaalis fële jam ñaajo ak jam ñaajo bi mu méttee. chaque jour nga fay 15 000 francs. waaw massa xam nga ñu téye ko fa ay fan nga war a ñëwaat foofu maanaam mu nekkaat fi lu xaw a yàgg nii day xaw a métti quoi. dëgg la bu ñu ñëwee foofu au moins war nañ ñoo mën a dimbali. ñu ngi dimbali maanaam parents yi mooy ëpp solo quoi ka yenn diir yu yàgg yi day métti. absolument dëgg la nag ay jàmbaar lan nag ñoom wax dëgg yàlla waaye ñu ngi xaw a dimbali tuuti nag. dëgg la. da ciy baax du pour man ndax kooku xas na demee. waaw waaw dëgg la li nga message mi nga lancé am na solo parce que li nga dund la am na solo ñu gën joyanti daal ci loolee waaw. waaw surtout. masaw nañ la kon nag di la jaajëfal tamit ku baax. ok jaajëf. jërëjëf kon mbokk moom xam naa nag fii dañuy jox docteur rek mu tàggatoo ndaxte nag liñ waxtu ñu cëraloon jeex na mbokk yi. tey ñu doon waxtaanee pied bot soo ko doon fàttali docteur mooy lan. pied bot suñ ko doon fàttali daal ci gàttal mooy tànk bu nga xamante ne mënul tegu. parce que dafa rinki dafa tourner ci biir. ba fi nga ko war a teg tegukaay bi mënul tegu ci cat bi rek lay tegu wala ci catu baaraam yi. d'accord léegi prise en charge bi am na. wala prise en charge bi am na. lépp lu demee ci malformation tànku xale boo ñëwee hôpital Albert waaye dinañ la mën a defaral prise en charge bi. ay tabax dong lay doon. du loo doon loo xamante ne xale bi day sonn wala dañ koy téye foofu lu yàgg. ay tabax rek lay doon te dina mën a dox ba tànk yi jubaat du ko xocc incha allah. ñi dakkaloon seen faj te Covid bi waraloon ko. ñi dakkaloon seen faj te Covid bi waraloon ko mun nañ ñëwaat ku si am benn difficulté bu mu mën ci doon numéro bi dinañ ko fi bàyyi. ngeen woote si ngeen yónnee message WhatsApp tamit. incha allah képp ku si am problème rek yow yónnee wooteel ci numéro bi. dinañ la guider. d'accord kon yan conseil ngay jox tamit soxna yi nga xam ni dañoo woon lor balaa mbir mi loolu rek mooy prévention boobu rek moo am. prévention boobu rek moo am mooy moytu cigarette ak képp kuy tux ci sa wet. di dem def say visite supplémentation yi ñu lay jox. nga jël ko supplémentation yi nga jël ko et puis nga teel a dem bu xale bi juddoo aussi buñ la joxee kayit bi ne la dafa am pied bot da nga war a dem hôpital. nga ñëw te nga bañ a xaar le temps mu dàmp wala mu gën a dëgër parce que lu faj bi gën a teel mu gën. d'accord kon loolu ñu leen ciy dimbali tamit mooy sage-femme yeeg. gynécologue yi waaw. waaw kay ñooñu si gën a mën a dimbali tamit buñ ko gisee ñu teel a orienté malade bi. yan kàddu ngay tàggoo. xanaa peut-être di masawu ki mujjee woote. et puis di wax ne ku ci am problème bu mu mënti doon rek nga woote ci numéro bi prise en charge bi nañ ko def. di leen jaajëfal yéen ñëpp. jërëjëf. di jaajëfal aussi waa Sud FM ndax émission santé bu am solo la. jërëjëf di leen dig daje incha allah man samedi waaye Marie Rosalie dina ñëw talaata ji di ñëw bu soobee yàlla kon ba beneen yoon di gërëm bu baax Val d'Afrique bi leen jagleel émission bi kon ba beneen yoon mbokku déglukat. Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen doon may seen émission Allo Docteur.